li mbokk yi seen émission yoon wi ngeen di déglu ak RFM ñu dalal monsieur le premier ministre Abdoul Mbaye di njiitu parti ACT monsieur le premier ministre fan yi doon ngeen génne ci lu yàggul d'abord benn seen parti bataaxal jagleel ko président Sall pour ay leeral ci wàllu lu jëm ci contrat yi pétrole gaz tout récemment aussi ci seen lëngoo ko Ousmane Sonko ci ndaje ngeen tegaat la même question sur la table ñoom état bi nee nañu ñu ngi sax rafetlu ce débat parce que ñoom fekkoon na leen ci transparence bi ngeen leen di woo mais kan moo ci am dëgg ci ñaari wàll yi yéen ne ngeen opacité xëy na mii dafa am ñoom ñu ne siiwal nañu tous les contrats lan ngay wax pour. mais li ma wax dafa leer bataaxal boo xam ne bii 19 octobre laa ko bind. yónni ko président de la république ba pare nag mu doon lettre ouverte maanaam ku ne war ko yëg. bataaxal boobu li ma ci wax bariwut dama ne jël ngeen pétrole Sénégal. lu mat ñetti permis am na. ku ñu ko jox te ca booba sax man maa ngi nekk premier ministre. décret présidentiel la tax loolu mën a ne premier ministre Abdoul Mbaye signé ca suufam ñu tuddee ko contre signature. waaye loolu bi ma génnee ba am lu ma ci dégg ne kii ñu jox pétrole bi day saay-saay la benn mënu ko liggéey mënul ut pétrole ma mënu ko liggéey. ma ne waaw loolu naka la mën a ne. ma daal di dellu ca décret ba. décret boobu li ko indi mooy rapport de présentation bi ministre ba defoon muy Aly Ngouille Ndiaye. mooy rapport de présentation ba dafa faux. maanaam li ci nekk du dëgg. ndax bu yemoon rek ci war a wax dëgg dina wax ne société bii nga xam ne ñu ngi koy waaj a jox ay permis pétrole Sénégal. Sénégal ñëpp war ko bokk itam. société bii ñuy waaj a jox permis ba. $10,000 capital la am maanaam juróomi million. maanaam loo xam ne njëgu auto occasion tout venant la. dañ ko xamoon noppi. parce que mais duñu ko signé. loolu du mën a ne. waaye li ci gën a graaw mooy. waxoo loolu. waaye nga bind ca rapport ba. ne société bi ñu koy waaj a jox société bu am maanaa la investisseur asiatique. am alal yu dul jeex ba pare yàgg ci mbirum pétrole. te société la boo xam ne amutoon ñaari weer. société la boo xam ne capital ba 5 millions la ni ma la ko waxee rek 5 millions mooy jënd oto bu ndaw tout venant. société la boo xam ne benn jëmm ko taxawal. ca àll. kon boo waxee lu dul dëgg di ci xaar ndax yoon ci Sénégal article 8 code pétrolier dafa leer li mu wax dafa leer munoo jox pétrole du Sénégal koo xam ne amut moyen maanaam alal bu bëree te waneewul ne am na lu ma mën ci pétrole jëf ko ba ñu teg ci suñu bët. kon ma ne président ma bind ko ne ko loolu am na kon ki bind rapport de présentation li mu doon ut daf ko bëggoon ba pare nag teg ko ci lu dul dëgg loolu mooy faux mooy frauduleux. kon jógal taxawal enquête administrative enquête judiciaire ba tey ba sànq. xanaa joxin wi ñeel marché bi amul woon segg auparavant naka lañ defee attribution. mais liggéey boobu yëpp dañ koy dénk ministre de l'énergie. am na nag loo xam ne lii dégg naa mu koy wax. mës naa topp benn émission mu naan waaw Abdoul Mbaye mënoon na ko saytu waaye loolu jàll na mais quand même. yow nga romb ma ñu bokk kër. nga romb ma ak sa xaru tabaski. ma ne la sa xar bi rafet na nga ne ma merci jërëjëf. ëllëg sa ma dégg ne xar bi da nga ko sàcc. ma ne la waa mais yow xar bi nga yore woon dem ndeke da nga ko sàcc. nga ne waa lu tax nga wóolu ma. lu tax du ma ko wóolu. te ñu bokk gouvernement. ba noppi nag mu am leneen. ci yoon ci dëkk boo xam ne bi jàpp nañu ne dëkk démocratie la ak dëkk boo xam ne dañuy doxal yoon di doxal dëgg. président de la république ci boppam. moo ñu waroon xamal ne rakkam Aliou Sall moo nekkoon ca société ba fii ci Sénégal. ok
ci gàttal kon. am na loo xam ne yi doon ñu ko benn làq am na ci. ñaar fraude. faux ak tey ko te nag loolu sax ci li ma dégg. feeñ na ci rapport inspection générale d'État boo xam ne bind nañ ko. loolu am solo it ndax rapport inspecteur général d'État. am na foo xam ne fii dañ koy yóbbu yoon bu fekkee ne Khalifa Sall la. am na foo xam ne. du génn ñu làq ko bu fekkee ne Aliou Sall ak Aly Ngouille Ndiaye la. am na wala c'est au conditionnel bu président tegati. gisaguma ko waaye dégg naa ko. waaye gis nga loolu yëpp bés dina am mu leer. avant bés di am mënuñ ko attaquer quelque part au niveau benn tribunal donné loolu ngeen dénoncé yëpp yéen opposition bi déjà man je trouve que réew mu normal assemblée nationale bu normal boo xamante ni du assemblée que politique war na mën a saytu yooyu également ndax ñun askan wi ñun yëpp mën a demandoo di wër ñoom ñoo ñuy wëral ñooy suñuy représentant. waaw mais nga indi woon nga indi nag beneen wax fii Sénégal. dañu am système politique boo xam ne loolu yëpp si politiciens ñoo ko tabax ndax mën a séddoo rek. système politique boo xam ne kenn mënul saytu sa morom. baa boog lépp ngi ci loxo président de la république lu ko neex def. waaye démocratie dëgg séparation des pouvoirs day am. amul réew boo xam ne lu ñuy day dina fa am te assemblée nationale du taxawal commission d'enquête amul. waaye ana ban assemblée nationale bu président Moustapha Niasse jiite. c'est pas possible du am. mais loolu jar na sax yéen tamit opposition bi ngeen di juboo ci leneen li pour dem am fa doole yéen. waaw li des léegi mooy. jéem a seet bitim réew. ndax am na ay tribunaux yoo xam ne mën nañu jël mbir mi ba juger ko. am na nag loo xam ne lii ñu ngi ciy góorgóorlu am ñu ciy góorgóorlu fële ca États-Unis. li gënoon quand même mooy ñu mën ko àttee fii balaa ñuy joxe marché yi balaa jaan ji romb ñuy door ci watat bi ndax am na xaalis bu la xasee ba rëcc. soo nag mais loolu mooy yoon loolu la ñu bëgg a tabaxal Sénégal. ñun suñu projet politique. ci loolu la jëm. waaye day indi indépendance du législatif indépendance du système judiciaire. te loolu nag ci dëgg-dëgg amaguñu ko fii ci Sénégal. xeex bi du yomb de parce que ñu ngi ko fi gëmloo depuis 1960 yëpp ne ay politiciens bu ñu ñëwee installé wu rek déjà je me demande lan mooy changer nit ñi une fois arrivé au pouvoir li ñu daan diggee ci opposition bi dañ daan wootee bu ñu ñëwee safaan la ñuy def ca duñ ci am benn gàcce. waaw waaye nag man de li ma jàpp mooy. moo tax it sànq sax wax naa la ko. koo fal koo dénk responsabilité. bul fàtte démbam ndax boo toogee ba gis ne soppeeku na ci yaakaar boo amoon ci moom. boo xoolee démbam di nga xam ne am na lu ca nekkoon te gis nga am na benn film boo xam ne waa Y'en a marre ñoo ko defar. xam nga ñoom waa Y'en a marre xeex nañu lu bari le régime de Abdoulaye Wade ba jàpp ne Macky Sall moo tane waaye ca film ba ci ñoom am na ku ñuy wax caat waxoon na ne kii ñu ngi koy fal dëgg la moo fi tane waaye nañ ñëpp la mel te moom gisoon na ko. waaye nag. très bien présidentielle 2019 monsieur le premier ministre ak yéen opposition beeg ni ngeen ci nar a demee am na ñu naan pluralité des candidats ñenn ñi jàpp ne bon candidature unique débat boobu déjà yow lan ngay wax da nga naan teel na wala. ba man ni ma jàpp mooy candidature unique gënul ci présidentielle. tane na gën na ci législative waaye gënul ci présidentielle. ndax lii tubaab di oote report de voix du mës a doon 100%. maanaam boo gisee Abdoul Mbaye ak Sonko dëgg la suñu politique jegewaatu nañu lool. waaye am na ñoo xam ne Sonko la ñu jàpp war ko votel boo leen waxee votel à Abdoul Mbaye ñu toog. wala ñu votel keneen am na ñoo xam ne Abdoul Mbaye la ñu war a votel bu fekkee ne nee nga leen non léegi Sonko mooy candidat unique. dañu naan non man Sonko doyuma Abdoul Mbaye la kon. pluralité des candidatures. loolu yàqul dara ca premier tour. waaye nag deuxième tour bu ñëwee. am na solo ku ne ànd ak ki nga xam ne kii. moo nekk le candidat de l'opposition. te loolu nag da nga koy tabax balaa premier tour di ñëw. ñun ci loolu la ñuy liggéey. très bien ñoom pouvoir bi ñu ngi waxi jàll premier tour
am na ñu foogoon ni Sénégal loolu mootul ne waaye bu fekkee ni aussi jàll nañ premier tour xëy na daa fekk ñu yóbbu leen ci saaku ya loolu yéen gëm ngeen ni lu mën a nekk la. non wax a yomb. wax a yomb ndax am na ñoo xam ne ñi waxoon nañ ko fii te ànduñu. kon ni ñu xaar rek ba ñëw waaye nag njuut njaay bi nga xam ne gis nañ ko ci législative yi. bu mu fi amati de. mënu fi amati. ndax toll Sénégal démocratie ndax Sénégalais yi jàpp nañ ne ci 6,2 millions électeurs yu nekk ci fichier bi 2,700 ak lu ci tegu jotuñu seen carte. 2 millions maanaam 45%. boo jël ñaari sénégalais kenn ki mënul voter. kon vote warutoon a am. waaye ñu indi ko ci kaw lan violer la loi ndax conseil constitutionnel doon législateur kooku kenn mësu ko gis fenn. te loolu am na ba noppi nag violer les engagements internationaux ndax ci biir CEDEAO dañu jàpp ne bu ñu xasee ba dugg ci juróom-benn weer yi jiitu élection rek. waratuñu laal dara te laal nañu loi électorale. mu mel ni nag ne ñii ñu ngi waajal naka sa dul noonu. waaye loolu bu mu fi am. maintenant il faut ngeen xeex ci j'ai l'impression que aussi da ngeen di bàyyeeti bëttal mbir mi ba mu ne këtt ne jot nañu soog caa wax gis naa opposants yi ñenn ñi ñu ngi ci seen i tournée ku mel ni yow yaa ngi ci ndaje ak askan wi mais je pense que ñooñu ngeen di tournée ko waxal bu fekkee di bis ba jot na amuñuy carte du leen baril njariñ il faut que xeex bi à la base ngeen taxaw. mais loolu am na ba ca. suba ndaje organiser des marches pacifiques quand même démocratiques. parce que suba bu neexee yàlla marche bi dina am. ñu ngi ciy oote du ñu toog nag. du ñu toog ndax du ñu nangu foqati. du ñu nangu gàcce bu ni mel ndax gàcce la sax ci Sénégal. amul citoyenneté du yëfu parti politique nag. yëfu citoyen la loolu am solo. kon marche bii nga xam ne ñu ngi koy waajal ëllëg. vendredi dafa war a am te du yëfu parti politique na ku ne jàpp ne. yëfu citoyen la yëfu Sénégal la. sensibiliser aussi militants yi. parce que léeg-léeg am na ñu duñ dem sax wëri seen carte après ils disent woy rétention de carte ñooñu tamit il faut ñu wax ak ñoom. waaw mais ñoom ñëpp loolu ñëpp ñu ngi koy def. waaye nga war a nangu it ne vraiment. amuñu njiit. ndax ci dëgg-dëgg boo nekkee njiitu réew war a oote élection fu ne war nañu dégg ngay publicité dem lañ jëli seen carte. dans tous les pays civilisés c'est comme ça que ça se passe. waaye ana publicité boobu. dafa di loo xam ne ni ñoo ko téye carte yi bañ ko joxe waaye nag di góorgóorlu ba ñu bokk ci ñoom. mën a jot seen carte. di organiser wu di def non waaye ni nga ko waxee it. ñun nañu taxawal loo xam ne dina mën a tax. militants yi ak électeurs yi nga xam ne jàpp nañu ne Sénégal soppi dafi war a am. ñu mën a jot seen carte. voilà mbirum Khalifa Ababacar Sall bokk na ci actualité monsieur le premier ministre naka nga ko gisee maire bu Ndakaaru boobaak léegi ña nga ca mbiri caisse d'avance bi déjà mbaa yow jotuloo ci laal caisse d'avance egsiwul ci yow. egsiwul ci man. dafa am loo xam ne bu demee ca tribunal. maanaam cour magistrat toog man dootuma ci waxati. maanaam ci procès bi ci boppam ndax li magistrat xam xaw ma ko. li avocat Khalifa Sall xam xaw ma ko. li avocat état xam xaw ma ko. waaye justice dafay doon justice. injustice bu ñëwee justice amatul te injustice am na bu fekkee ne diw def na nga ne da nga koy topp diw def na nga ne da nga koy bàyyi doo ko topp te loolu moo fi am. kumba am ndey kumba amul ndey loolu daf fi war a jógee. bu fekkee ne rapport inspecteur général d'État moo indi ñu yóbbu Khalifa Sall ci yoon nañu yóbbu Aliou Sall ak Aly Ngouille Ndiaye ci yoon ndax rapport inspecteur général d'État am na it ci wàllum pétrole bi ñu doon wax ak yeneen ak yeneen. réew mi jot nañu fi doxal dëgg ak justice. injustice mooy indi fitna ci réew de.